wax joo xam ni duñ waxu sos wax nit ku bon ak ku soxor ku iñaan te loolu du wax Sénégal lu nekk yaa ngi koy dégg que léegi Sénégal def dootu gouvernement léegi maanaam nguur la comme jamonoy maam président la njabootam soxnaam ak njabootu soxnaam wax jooju boobu léegi ñu ngi koy dégg di ko wax waaw yéen ñi nga xam ne yéen ràññi ngeen wér ngeen téye ngeen sell ngeen seen xol laab la yaakaar ne wax jooju di ko dégg sax da ngeen ci bàllu àq tout le temps da ngeen dégg ñu naan Faye Sall Gassama di ñaaññi waa njabootu madame la présidente ndax am na kàddu fi jigi woon taay ci ginnaaw benn kilifa jëm ne lépp lu ma am bu ñu nekkee lii madame la présidente moo tax ñeneen ñi dem di ko dëggal naan waaw ku wax feeñ moom rek a wax waaye loolu moo am loolu yëpp pour jéem a sauver suñu président bi pour wax ni du kilifa matul dañ ko jiital mo président Macky Sall ku ñu woo pale yow kenn nag moom pour na nga delloo ma nga ne maa lank ak doole mbaam jëmbal ma ne ko maa lank ak doole mbaam maa bañ jóg dem yoonam ñu xëy suba nangu li ñu ma yore woon mu ñàkk ko liggéeyal président liggéey ak ñëpp Sénégal gis ko mu ne may naa leen lépp dem baal ma mu wuti ji ku ko ñaawal ba fekk ngay ñaaw ba noppi di ñaaw bu koy ñaawal sax moo tax ngay ñaaw mu toog nekk ak soxnaam su baax di soxna au sens propre du terme ànd ak islamam yaatuwaayam suufee boppam foo ko fekk mi ngi muñ lu ma am bokk comme nit ñi xamul militant xamee ku ko kaw su ma nga mu nekk ak askan bi defal fondation di dimbale ñu ci doole yi ñu koy dégg fu nekk Sénégal ñu tax amul lu ñu wax ak moom waaw mooy buur di buur mais xam ngeen Sénégal jikko yi du jikko Sénégalais de jikko Sénégal xamul ki ñaan xamul soxor bu ñu wax ne madame la présidente mooy madame la présidente su yónnee wu ci mais heure boo leen déglee seen xol daa ngeen fi tegoon waxtu wi di métti lu loolu di ko wax ji di nga jaar suñuy liiw gàncax nga la waay yéen waa Fapal gis nga ay góor léegi du ay jigéen ay góor da ngay musóoru wootoo seenu jigéen yore seen làmmiñ Faye Sall Timbo mais non famille Macky Sall mais ko sañoon mais yonent sallallahu alayhi wa sallam ba muy jóg di xare ji jaar may mbokk ma dëkk ànd ak moom man après bu may commencé yéen laa njëkk am samay mbokk ak yéen ñu dëkk ak man ok kon loolu wax dëgg yàlla mais ñi nga xam ne ñoom ay kër yu ñu yore yan fa xajutoo ñu nag di mboobu ay berger allemand xamuñu ngente xamuñu dëkk xamuñu takk xamuñu suukaru koor xamuñu teraanga mais ñooñu duñu gis jarbaat duñu gis nijaay duñu gis mag duñu gis rakk kuy ànd ak ñoom bu ñu fekk leen may rek duñu gis kenn waaye ki toog am ay mbokkam gëm leen xeebu leen seexluwu leen jàpp leen ci bu xolam bu dee ay góor ñu bu ñu amee naqar mu ànd ak ñoom rawatina comme nag dafa liggéeyal buur ànd ak moom xeex ak moom maanaam Faye ku jar a naw la njabootam ñu jar a naw la Aliou Sall bi mu dem Guédiawaye Macky Sall moo jël saafara jox ko waa Guédiawaye ñu naan ko pour mu falu Mansour Faye bi mu dem Ndar waa Ndar ne ko yow xale bu baax bi gis nañ la sa loxo set na am nga laa bi am nga l'islam yow ñu bëgg a jox suñu dëkk maanaam Faye da ko defal saafara jox ko ne ko dama nga jox ko dexu Ndar maam ko fa dëkk maam ko ma ngi naan ko ñoom ñëpp soppeeku waaye tamit quand même non ni ñuy rafetal quoi li ma gën a métti ah ay ñoo xam ñoo ñëwoon ak président ay conseil ñu ne monsieur Moubarak Lo am depuis saa mu sogoon liggéey Moussa liggéey nekk ci ginnaaw chef d'état yi Macky Sall ñëw indi ko mu taxaw def comme méngul bu Adolphe Hitler jël ay calculam ne des statistiques yéen yaay naam kat bi ma xayma comme loolu la ma yàlla xay ma xaral ci bu ma sama sa yéen machine à calculer ñu daal Fouta dina am ñaata Fatick dina am ñaata Ndar dina am ñaata waaw
fu ñu waxee Sall fu ñu waxee Ndiaye wax ko juróom fukki Sall juróom-ñeenti Gassama juróom-ñett fukk kii moo gën a sa liggéey fi nga jàngi woon dafa ban école la waaw école boo xam ne xam-xam boobu mooy taxawal réew de waaw. sama frère bi Malick Ndiaye nekk conseiller président li gis ne président ba ca ngoon guddi dem bi ñu livre ne Faye Gassama loo xam ni constitution da koy dàq képp kuy wutale ay nit ci wàllu l'islam ci wàllu diine ci wàllu waaso ci wàllu tarixa loolu dañ koy dàq bu ñu yee fitna parce que dañ moom ay Rwanda may Uganda Mansour Faye mais tey après bu taxee ci yàlla moom ak mën a tax Daouda Faye tubéy sa du ko solo Daouda Faye maa ñëw Grand Yoff waa Iliman yi nga ma met kii nga wax Adama Faye ñooy wax ci moom kii naqar na ko sax ñi naan ko sax moom ak mooy góor madame la présidente jàkk ja kenn du ko fa njëkk basan yi basan yi kenn du ko ci njëkk satala ya jàng yi gàmmu yi daara yi ñëpp ñu bëggati léeg-léeg moom ñoo ñu problème ñu bëgg tuuti ku baax loolu yaakaar naa bay boobu nelaw madame la présidente gerte ngaalama li mun la daanal ku la ñaaw ak ñaaw ñaareel bi booy affaire mandat bi depuis jamono bi ba léegi may ngi président Macky Sall fu mu nooyee ñoom seen problème yëpp mooy jot Abdou Diouf palais ba nag attention amuñu la ci jiitoor di ko wax de yàlla koy joxe de yàlla day xool sa yàlla moom mooy xool sa compteur te li muy xool mooy sa xol ak sa xel ak sa xalaat ak ñaanu sëriñ si baax si su ñu xool yàlla nekkul si sëriñ si baax yi seen ay ñaan bilaay caaxaan dugul pale tappale saay fen ak waraate wulit taxul ñu dem pale ñu toog ay société civile nekk gën ñu nekk homme politique taxaw naan woy Macky Sall daal léegi sax léegi dañuy tiital ñu ngi xam ne ñun wax dëgg yàlla école bi ñuy jógee yaakaar naa ni ku ñuy tiital yaakaar naa ni dana sël mu jëmee kaw Macky Sall bu yéexee ci wàññi mandat bi ñaari at doo monté nelaw 23 juin dina amaat mais 23 juin la moo koy dóor Abdoulaye Wade bi président Abdoulaye Wade bi mu wàññi na mandat jëlee ko juróom bi mu repassé élection yi bon ana woon waa suuf ana ñu doon wax loolu ñoom fu ñu ne woon wala boobu juddoo gi woon boobu wala dañoo deewoon doog a dekki même la repassé élection yi fu ñu ne woon damay nag ñaata ñu fa repassé élection même si Abdou Diouf je me rappelle bien Macky Sall ba ñu ñëwee di ko def lu metti loolu keroog maanaam constitution may ko juróomi at ñu xëy suba def seen ay la ba def ko benn at mais ñun jox leen fu ñu ne woon laa bëgg la Macky Sall bu defulee lii mais dans des termes xamadi laa wax non Macky Sall kay bu dee yàlla la ba lu mu wax rek téere la war a nekk kon kay moom wax dëgg yàlla jarul ñu koy sonn bu dee moom doomu yàlla la wëliwul la lu ma wax war na ko war a def yàlla rek mën kon kay bu ñu yàkkam ni wala ko moom la xëy suba ne man may doomu yàlla léegi mandat bi sax léegi da nga def fukki at xanaa kon suba waa dañuy xultu Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade jël mandat bi léeg-léegi da koy changé léegi pour élection léegi bu gën a métti ba fu ñu na da koy yóbbu 100 à 25% mais loolu kay kooku kay moom loolu kay mooy wax waxee rek ci constitution bi ñu ne déet waaye mu ne am na troisième mandat mais taxul ñu dañ ko bàyyi mu dem ba yàlla def li muy def Macky Sall koy xoxatal judoogul xoxatal judoogul wax na ko dina ko def maa ngi dégg naan bi su demee 23 maa ngi doon ñaan yàlla rek loi bi waroon jaar assemblée ma ñëw xar ndax 23 bu daaw bu benn at bii benn la daa yàlla kon dof boo gis ci kër la jóge léegi nag le président wax na ko nee na a fas na yéene jël mandat bi jëlee ko juróom-ñaari at indi ko juróomi at mais ni ko article 27 bi waxee mooy maanaam référendum yéen askan bi xam nga yéen yaa leen di fal di dem di leen woteel ay loi mais constitution bi charte bi moom leen mu prévoir loo xam ni yéen seen wàllu bopp am na yoon su amee yéen ñi nga xam ni yaa ngi léegi mbiri yaa ngi wax seen bopp ndax président ci boppam ndax yéen waa Sénégal
parce que Sénégal du ñoo ñu xam seen bureau yi takk seen ay cravate nekk ci avion yi dem ak a ñëw waa marché baa ngi fi jaaykat yaa ngi fi baykat baa ngi fi nappkat yaa ngi fi élèves yaa ngi fi yëpp mécanicien yëpp ci war a wax ndax Macky Sall mandat bi moo ñëwee juróomi at constitution boo xam ne ko juróomi at ndax yéen nangu ngeen di def ko juróomi at wala ngeen koy bàyyi mu def ñaari at kon yéen baat bi ndogal gi yéen yaa ko moom te su boobaa dama bëgg ñu xam liggéey bi ñu joxoon mooy affaire assises yooyu ñun assises yi mosu ñu ko jël dégg naa sax ñu naan Macky Sall signé nañu ko mais balaa ma doon kontaan signature boobu ñu war nañu ko kon su boobaa da ngeen Macky Sall war nañu ay njublang yoo xam ne ñoom seen bakkan moo taxoon ñu tegal fenn la kaay signé li signature bi amul benn validité bu amoon loolu soo amoon dara du ko am comme valeur te loolu amul loolu ñoo chaque fois président dafa signé lii assises yi mosuñu ko nangu maanaam ci ponk régime parlementaire mosuñu ko nangu président de la république bu nekkee chef de parti nanguñ ko ñu loolu mosuñu nangu loolu régime de transition bi nga xam ne ñoo da ngeen ñaari at soo bàyyee Macky Sall ne wàcc daanaka ci gën a gaaw loolu defee ñaari at bàyyi kon dëkk bi dina toog ñaari at yàlla doo xool baykat yi doo ko daal dina xasaal di defar ay texte non kon dëgg juróom yaa ci yàgg nekk mais arrangé wu leen ñi ngeen dégg ñuy wax yëpp ngelawu géej gi nekk ci palais ba moo leen tee nelaw société civile ñoom ñëpp ci bokk yam loolu nag la ñuy xaar président Macky Sall joxoon la am président Macky Sall mu xool liggéey li ñu ko joxoon mais loolu du constitution tamit constitution ñun député yi suñu wàllu bopp ñun ñoo koy voté yéen yàlla ñuy fay ñu koy def du benn nit bu ko war a mën a def ñoom waxoon ne wax na ne bu ñu ko joxee yi nga xam ne xool na méngoo naag bëgg-bëgg jamono beeg seen intérêt daañu ko jël def ko mu jaar ay loi mais dama bëgg ñoo nga xam ne nelawatuñu bu dee président Macky Sall dem na ba lay yóbbu constitution bi référendum pour ñu soppi ko pour ci ñaar fukk ak juróom-ñaar bi ñu wane ni que juróom-ñaar dañ ko wàññi mu nekk juróomi at su boobaa moom kott moo dem référendum ah oui ah déedéet doo boolee yaboy boolee coof boolee yëpp ci benn kii déedéet benn moo ci nekk boobu nag su boobaa da ngeen taxaw loolu nag xaalis moo koy def bu boobaa yi da ngeen xool ndax yéen milliards yi nga xam ne jar na ko balaa ñu def loolu sax ñoo laaj Sénégal yi ndax milliards yi ñu war a jaay pour xool na président Macky Sall ñi nga xam ne moom yoon moo ko may lii kon te waxoon na ko amoon na yéenam mais boo nekk ci état mais ni ku nekk chaque mais kenn moo di wax bii diggante boo xam ne defoo ko ci ñun dama leen di laaj ban doomu aadama mooy am yéenam ak xalaatam xëy suba yàlla doxalee ne wala nu ko gisee woon demeewul noonu bu dee président Macky Sall tey wóoluwu la kay wala bokk yonent la kay kon kay nañ ko nangoo loolu ko bàyyi bu mu bàyyi mu fëgale bis bu ñuy dem di ko voté ji moo xam ne ban diir lay def kenn du ko tànnal diir ñooñu ci daal suñu xamalaat yooyu ñuy def nañ ko denc président Macky Sall dees ñu koy xoxotal dees ñu koy xuñuñal dama bëgg mu leer bu jotee comme li nga góor sa wax jaa ngi demee noonu moom ci boppam li ko tënk mooy constitution bi nga xam moom la waat pour respecter ko ba noppi di ko aar ba nga xam ne ku képp koo xam ne respecté ko mu dal sa kaw donc franchement donc li am daal mooy que dañ ko yóbbu référendum mais bu demee référendum moom kott moom la ñuy àtteel xëy na beneen bi daañu wut ak yeneen loi yi mais bii nga xam ne moom la ñuy xool ndax président dina am juróomi at ak juróom-ñaari at moom kott moom la ñuy moom ngi di xool ci wax bi ci des nag mun la ñëw mu jiitu wala mu mucc wasalaamaaleykum di gërëm leen sant.